voilà monsieur dañ lay nuyu présenté. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu man maa ngi tudd Cheikh Dieng man maay président commission éducation fii ci commune bu Thiénaba. tey jii ne rek ñu joxe li nga xam ne édition 2020. waaw alhamdulilah comme ni ngeen ko xamee tey ñoo ngi fii ci commune bi pour distribuer les fournitures scolaires de l'année 2020 bon ñoo ngi fii invité nañ collègues yi directeur d'école yëpp ñu ngi fi pour ñëw jël seen dotation donc mu nekk loo xam ni lu am solo la parce que ni ko commune yëpp di defee rek noonu la ko commune Thiénaba defee ñu ñaan yàlla jàppale ñu ci liggéey bi ba ñu def ko nu mu gën a rafete waaw jox ma kii dotation 2020 bi bon mi ngi nekk 2000 cahiers 200 pages 5000 cahiers 100 pages 4000 cahiers 48 pages 2000 cahiers 32 pages 1500 cahiers double ligne 1500 boîtes craie blanche 1000 boîtes de craie de couleur 150 journal de classe 150 registres d'appel 70 boîtes stylo Bic bleu 60 albums de lecture 60 cahiers de dessin 250 douzaines de crayons noirs et enfin 150 éponges tableau. Bon donc d'après le secrétaire mi ngi nekk une valeur de 6 500 000 waaw 6 500 000. Bon par rapport ak année yu weesu gis nañ ni parce que daaw ñu ngi woon autour de 7 millions cette année peut-être am na baisse mais je crois que compte tenu de la situation parce que gis nañ li ñu jógee mooy pandémie bi peut-être ak am na ressources yoo xam ni bon commune bi daf ko jëloon def ko ci couverture coronavirus bi donc je crois que loolu moo indi baisse bi mais taxul sax nag mu kii parce que vraiment c'est consistant par rapport ak li ñu daan am parce que boo xoolee ni mel na ni sax bon pratiquement feeñul ci dotation bi ñu daan am parce que pratiquement amul différence donc bu ñuy wax valeur 7 millions ñu am 6 500 000 vraiment c'est raisonnable man xaaruma ci woon loolu sax donc vraiment effort la boo xam ni il faut ñu saluer ko quoi voilà c'est ça. waaw effectivement comme ni ngeen ko gisee vraiment ñu ngi ci ouverture donc le 5 passé la jàngalekat yi demoon ci école yi le 12 élèves yi dem ci classe yi aujourd'hui tey je crois que mën naa ni ci la ñuy démarrer cours yi pratiquement donc te à partir de tey normalement toutes les écoles de la commune dinañ jot seen fourniture donc je crois que vraiment ñëw na à l'heure daal donc ñu ci sant yàlla. Voilà donc répartition bi toujours c'est comme d'habitude parce que duñ ko def n'importe comment donc répartition bi ñu ngi koy def selon les effectifs parce que à chaque année bala ñuy def distribution bi dañuy dem am na benn document bu ñu jëlee au niveau de l'IEF moom la ñuy wax clé de répartition des écoles école bu ne dinañ xam effectif bi nombre de classes yi donc c'est en fonction de ces effectifs que nous faisons la distribution donc loolu du am benn problème parce que règle de 3 lay doon montant bi ñu am moom la ñuy multiplier donc sa effectif la ñuy jël multiplier ko par le nombre de cahiers disponibles diviser ko par le nombre total des élèves su ko defee day nekk calcul boo xam ne bu proportionnel lay doon daanaka ne mën nga def distribution bi sax te doo ñëw ci bagage yi donc buñ ko contrôler ba xam ni manqué wul li ñuy def mooy def suñu règle de 3 école bu ne li nga war a am ci chaque article moo xam cahier 200 pages la wala cahier 100 pages wala 48 pages wala 32 pages
wala éponge wala journal de classe yëpp dañ day ku ci ne sa dotation day génn facilement donc liggéey la boo xam ni c'est un peu technique mais nag yàlla mu ngi ciy dimbali daal. waaw ndax matière kay yi ngeen jot a am nekk na loo xam ne satisfaisant la wala nga xam ne laaj yi. parfois di ngeen jox yoo xam ne maanaam ñi xam ne jàngalekat la duñ ko am. waaw pourtant nag vraiment qualité bi ñu am moom vraiment sant yàlla parce que kay baax na macha allah matériel bi daal amuñu benn lenn luñ ci mën a critiquer tout vraiment tout est rentré dans l'ordre quoi vraiment sant nañ ci yàlla bu baax ba. bon kàddu yu mujj yi encore une fois ñu ngi jéggalu sax parce que nuyoo bi dañ cee waroon jiital kilifa dëkk bi muy suñu waajur Baye Abdou Rahim Seck yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu wér ñu ngi koy ñaanal yàlla yan bi ko yàlla teg mu woyofal ko ba fa mu bëgg a yóbbu cene ba ak taalibe yi yàlla may ko mu yóbbu ko donc ñu ngi nuyu waa cene ba ñëpp di kontaan ci commune bi di encourager monsieur le maire parce que liggéey bi yombul mais nag mi ngi li ñuy wax décarcassé communes yi seen doole bariwul quand même mais nag vraiment ñu ngi góorgóorlu dal ñu ngi góorgóorlu donc ñu ngi invité communauté éducative bi ñu gën a jàppale xale yi xam ni premier vecteur de développement mooy éducation ñu bañ a foye éducation bi kenn ku ci ne à ton niveau nga bañ a xeeb apport boo mën a am nga bañ jàpp rek ni commune bi lépp commune bi la war parce que lépp commune bi mënu ko donc commune bi am na lu man mais aussi citoyen bu ci ne fa nga ne moo xam parent d'élève nga moo xam kilifa nga moo xam directeur d'école nga moo xam enseignant nga moo xam da nga nekk yor sa métier di liggéey am na loo mën a indil éducation ñu bañ ko xeeb donc vraiment li ñuy wax c'est l'école de la communauté donc ñoo ngi invité vraiment acteurs yëpp comme yéen ni ngeen seen taxawaay vraiment yéen presse bi ñoo ngi leen di sant bu baax parce que à chaque fois da ngeen di teew le moment venu ngeen def seen liggéey li ngeen def ni vraiment acte de civisme la parce que yéen a ngi bay seen waar ci éducation donc vraiment ñoo ngi leen di remercier di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal ñu jàmm ñu fekke ko ay déwéni déwén voilà. Ok. waaw man la monsieur Youssou Diouf maa ngi directeur Bangaaj ren laa ñëw Bangaaj waaw léegi man maa yor tamit kuréel enseignants yi li ñuy wax CODEC directeur yi man maa ko yor waaw ci diwaan waaw lii moom bettuñu ci maire moom yàgg nañu ko baaxee nii wax dëgg yàlla waaw chaque année daal fourniture yi moom day ñëw tuwar fakal la mat lépp mat nag waaw ren gis nga malgré feebar bi ni mu demee ak li mu ci def lépp d'abord parce que avant lii am na lu mu defoon mooy bi feebar bi jubee école bu nekk dote na la jox la masque jox la gel jox la saabu ku nekk mu jox la bi école ubbi tamit gis nga tuwar fakal la yoruma chiffres yi mais xam naa ne wax dëgg yàlla lii moom wax dëgg yàlla takku na ci école yi te xam naa école tamit nañ ci gis seen bopp. tubaar fakal la moom koy li ñu jot a gis nii vraiment qualité la ñu indil te ici li ñu ko doon wax yëpp bàyyi na ko xel parce que dañ ko doon soññ daal ci yenn qualité yi ñu doon indi mais yooyu yëpp gis nañu ne bàyyi na ko xel bu baax quoi wax dëgg yàlla ñu ngi tubaar fakal ñu ngi koy sant bu wér. déedéet ñu ngi koy xaar di ko sant di ko ñaanal rek te lii sax da loo xam ni lu ndaw la ci li muy def lépp. parce que barki démb rek xam nga dañ ne Bangaaj day am CM léegi bi ñu nee CM ñu ne école ba am na ñaari classe yu fa nekk yoo xam ne mën nañu ko jëglal CM bi waaye liy problème bi kat mooy table banc moom bi ko chef de village bu Bangaaj woowee téléphone ne ko ñun kat CM bi table banc daal moo nar a doon suñu gàllankoor ci instant bi la ko ne yónnee ma ay ndaw ñu daje Thiès mu jox leen ay table banc yi fi nekkoon maanaam mu defar ko noonu. xale yi du dem Thiès dajeeg moom mu jënd li mu war a jënd lépp yi war dem ci table ya ba tey jii bu ngeen demoon Bangaaj xam naa di ngeen fa am benn jour ngeen ñëw defar reportage incha allah bu ngeen fa demoon da ngeen gis ne defar nañ table yi
pour école bi ak CM yi ma wax tamit ci table tamit bon ñëpp ñu ngi koy jooytu école yëpp seen problème mooy table banc parce que xam nga école day màgg li mu am ren jii déwén bu dikkee da koy jéggi moo tax daal table banc yi wax dëgg yàlla maire nag mi ci xar tànk tubayam waaye ñu ngi ñaan ñëpp rek képp ku ci mën a jàpp rek mu jàppale ci maire jàppale ci tund wi comme ça école yi gën a am ay table banc Bangaaj waaw xam nga at bii dafa xaw a particulier boo xoolee yeneen at yi parce que at bii mbas mi dañoo fekk ñu nekk ci ab feebar ab mbas mi waaw mbas mi tamit fekk na ab tamit cours yi tamit dañ ko teeloon arrêté waaw booy xool xale yi toog nañu mat juróom-ñaari weer ba juróom-ñetti weer yoo xam ne jànguñu ko lépp ci feebar bi rek te loo xam ne li ñu ko waxee woon sànq rek maire bi taxawuñu nañu te ba tey ji mu ñuy taxawu te parce que li mu ñu taxawuñu noonu ba tey dafa amoon solo ba dafa am ñu desoon ci école bi ba tey ma nga fa école bi def naa ci yooyu la ñuy sukkandiku pour mën cee jàpp daal mën a xeex ak feebar ba tey tamit ci loolu rek ma ci yox man kër Amadou laa nekkoon mais kër Amadou tey bu amee ay toilettes maire bii moo ko fa def mën naa wax kër Amadou kër Demba Anta yëpp moom la defal ay toilettes ndox mi tamit école yëpp fi mu nekk am nañ ndox parce que fu mel ne kër Amadou amul woon ndox waaye ñun ñoo moom ak pexeem ak suñu kii daal moo ñu jàppale ba ndox mi ñëw ba ci école ba dem ba ci toilettes yi kon moo bu ma tënkee rek mooy de maire moom li ko war ci taxawaay ci école bi ak ci CM yeeg yëpp li ko ci war mi ngi koy def. voilà. waaw parce que ndox mi booy xool ndox mi ay forage la te xam nga boo nee forage bon solaire ngay tudd te solaire mooy mook naaj bee ànd des fois tamit ñu toog ay diir nga xam ne ndox mi daal du yemb mais loolu tamit ay solution ngay wut rek ay solution la parce que comme que ndox mi fexe nañ ba mu ñëw rek ñëw ba ci école yi man def naa la ñun ñoo war dafa ay pexe daal ndox mi ñu xool nu ñu koy gérer nu ñu koy téye waaw lépp nag maire mënul lépp foog ñu am ay pexe ñun tamit et puis ñuy wootee moo tax ma doon woo sànq les bonnes volontés parce que affaire du maire kese ñëpp ci war a jàpp képp kuy doonu Thiénaba rek xam nga boo déggee loo xam ne jafe-jafe la rek loo xam ne mi ngi ci école yi nga def ci li nga mën te loolu tamit bon ñu ngi koy gis ci école yi tubaar fakal la école da ngay gis ay parents yoo xam ne jël ay engagement defar table banc duñ ci xaar kenn nag waaw wax dëgg yàlla mu ñu leen sant leen gërëm ñoom ñëpp c'est bon ok jërëjëf. Ismaïla ñu ngi leen di gërëm bu baax ci occasion bi ngeen ñu jox man la Adama Diop président commission finance bu mairie bu Thiénaba en même temps chef de cabinet du maire de Thiénaba. waaw dañuy dellu di santaat yàlla bu baax a baax macha allah ci ni nga xamante ne moo ñu fi dajale ndax fekkee woon nañ ko daaw ànd ko ak ñoom macha allah ren ñu teewaat fi aussi ci lii yàlla def ren aussi ku ne xam na mbir yi ni mu demee muy Covid bi fi jaar yàlla def ni xaalis bi ñu amoon pour li jëm ci wàllu école li jëm ci wàllu santé yépp dañ ko jëloon dugal ko ci Covid bi pour jëndee ko ceeb jox ko askan wi. mais ñu xalaat ni aussi jaaduwul même bu fekkee def nañ ko foofu wàllu santé ñu bàyyi leen noonu wàllu éducation ñu bàyyi leen noonu ba tax na santé macha allah yàlla dimbali woon nañu ba ñu jëndal leen garab mais tey ñu toll ci éducation jëndal leen ñoom tamit ay fourniture indil leen ko pour que vraiment élèves yi mën a jàng boo xamante ni ci année at moo xam mu mucc ayib lay doon incha allah. waaw ñëw na ci jamono bi mu war a ñëwee parce que dañ ni woon rek bu école ubbee rek ñun dañuy jël daal di joxe li nga xamante ni moom la ñuy joxe duñ ko tàddal ba nga xamante ni maîtres yi incha allah dinañ ko mën a jox élèves yi su ko defee parents yi aussi am loo xamante ni dañ leen ko wàññil ci wàllu fourniture moo tax daal vraiment ñu jël fourniture yi mu toll nag ci lu toll 6 millions 500 juróom-benn million ak genn wàll boo xamante ni moom lañ jël jëndee ko fourniture jox ko élèves yi. 6 millions 500 daaw demoon nañu 7 millions et quelques mais comme ni ma leen ko waxee rek ren ak Covid bi fi jaaree tout ça
lii sur fonds propre lañ ko defee parce que dañuy jël suñuy fonds commune bi ñu def ko ci mais dotation ba moom ba nga xamante ni moo jógoon ci état boobu defoon nañ ko ci Covid bi waaw. ok li nga xam ne mooy ren année scolaire bi ñaari bi moo fi nekk feebar baa ngi fi. seen taxawaay. waaw wax naa ko keroog ci ubbite école bi bi ñu demee ci école yi nee naa woon préparé nañu ay détergents pour mën ko jox école yi. pour que ñoom ñu mën ko jëfandikoo fexe ba nga xamante ni dañu mën a aar élèves yi ñi ngi xalaat aussi avec des partenaires pour am ay masques mën ko dolliwaat école yi parce que inspection nee na dina leen jox masque mais ñun aussi jaadu na ci ñun ñu def suñu partition pour dolli leen ay masques ba nga xamante ni élèves yi dinañu mën a mucc ci feebar bi macha allah. loolu mënoon ñu xam kañ lay doon waa dootul yàgg parce que ñi ngi ci liggéey bi ñi ngi ciy def ay pexe incha allah. te xam naa ne loo xamante ne dootul yàgg dara incha allah dañ leen ko jox li jëm ci wàllu détergent yi moom incha allah rabbi moom xam naa ni moom mi ngi fii c'est disponible dañ leen ko jox incha allah ci lu dul yàgg dara incha allah parce que loolu c'est disponible dañ doon xaaraale masques yi rek mais dañu xalaat ni fi mu nekk nii il faut ñu jox leen détergent yi ñu yóbbaale masques yi après bu ñëwee ñu indil leen ko incha allah rabbi. lay wax ci turu monsieur le maire waaye it ñi nga xam ne ñooy parents yi surtout ñu gën a soññaat nga xam ñoom ñooy doom yi ndax éducation jox nit ki kay kese ba pare mu tontu pour waaw monsieur le maire mi ngi gërëm bu baax ñi nga xamante ni muy corps enseignant yi nga xamante ni ñoo yore xale yi mi ngi leen di sant bu baax ci sacrifice yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci xale yi ba tax xale yi mën a réussir parce que ku ne xam na ne école bi ni mu demee léegi wax dëgg yàlla parents yi ñu ci bëri xëy na la ñu waroon a def ci élèves yi defatuñ ko mais maître bi loolu lépp moo koy fas yéene taxawee donc ku mel noonu aussi jar na gërëm jar na jaajëfal pour que mu gën a yokk gën a làbbali donc ñoom ñëpp vraiment monsieur le maire mi ngi leen di gërëm di leen sant mais di wax parents yi aussi nañu dollee góorgóorlu encore une fois gën a jàppale xale yi pour que ñu jàng parce que njàng mi ci la mbir mi nekk defe naa ne xale yi bu fekkente ni yàlla def nañu dem ci école bi ba réussir ci am benn éducation de base bi yàlla mën nañu dimbali ba nga xamante ni yii xew léegi muy mbëkk meeg yooyu incha allah rabbi dinañ ko mën a moytu te it ñu nit dans à notre niveau ñi ngi ciy jéem parce que fi mu nekk nii am nañu partenariat ak ministère de l'éducation pour def ay formation yoo xamante ne xale yi nga xamante ni jàngatuñu ak yooyu ñu defal leen ay formation diplômante ñu am ci benn diplôme boo xamante ni incha allah dina leen mën a ubbil ay bunt ngir bu ëllëgee ñu mën a am ay liggéey incha allah rabbi waaw. waa kàddu yu mujj yi rek dañuy dellu di santaat yàlla bu baax mais di leen sant aussi di sant réseau bi di sant gindiku ak vraiment organe de presse yëpp yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi ci liggéey bu mucc ayib bi ñuy def parce que vraiment ñi ngi jàppale maire mi am partenariat ak maire bi di ko dimbali bu baax ci li nga xamante ni mi ngi ko bëgg a jottale askan wi muy egg ci askan wi donc monsieur le maire nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm bu baax mais encore une fois di gërëmaat enseignants yi bu baax di leen sant di leen ñaanal yàlla année bi daal yal na ko yàlla def mu doon année boo xamante ni année boo xam ne bu mucc ayib la incha allah rabbi xëy na yëngu-yëngu bañ a am seen satisfaction macha allah la ca ëpp ñu satisfaire ko élèves yi mën a jàng ci tey ji bakkan incha allah merci